council yi léegi maa ngi ñëw o ki nga xam ne nii moo nekk njiiti NRP mina mo NRP ko la ñaton koti mu nekk Minister of Tourism and Culture yalla ko tourism and culture ti jàppale président Barrow ci campagne bi bu baax ak ci góor gi mi yalla ba président Barrow ma ko kam ba ke campagne ko honorable Ba maa ngi nuyu His Excellency President Adama Barrow maa ngi nuyu His Excellency President Adama Barrow Mr. So ako abe His Excellency President Adama Konton di nuyu Her Excellency the Vice President of the Republic of the Gambia Mrs. Aissatou Touré aning Banko Vice President Dr. Aissatou Touré di nuyu suma cabinet colleagues aning moño ministalu di nuyu political party leaders and independent candidates yi nga xam ne ñu ngi ànd ak président Adama Barrow bokk ci grand coalition bi aning politique party la kuntiolu ani independent candidate minu kafuta grand coalition to di beral loxo nuyoo Omar Amadou Diallo be kere ko di la Omar Amadou Diallo la di nuyu député yi fi teew yépp aning député be minu be jang di beral loxo Fatoumata Jawara mi nga xam ne mooy député gox gi ka kere kontondiro di honorable Fatoumata Jawara la memu ñin tundo la député oti Fatoumata Jawara ako honorable Fatoumata Jawara nit la ko xam ne ku ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la government président Adama Barrow doon président ci assembly bi depuis bi ko électé 2017 député ole mi yalon ko aya muta anim fanam fasaro aya kele fanfan président Barrow la mansa kunda la haboli nato ko bete min kana député bungoto mook Sekou Ba mi teew fii aning honorable Sekou Ba Jaajo Fatoumata Jawara dafa am lu ma laa fàttali loo xam ne xamuloo ne ñun xam nañ ko honorable Fatoumata Jawara be hakilo bulani la kula mi yalon ko imalon ko nga kalamutal pour won la sa loyalty to the president of the republic and the government of the Gambia pour kela tilingo anin tonya yitandi be mi lori minna His Excellency President way yéen bi député yi nga xam ne ñoom la Ousseynou Dabo tànnoon altol député mi yalon ko Ousseynou Dabo wolle tombonno pour ñu plotal Adama Barrow pour ñu plotal Adama Barrow pour yetara Adama Barrow du ka pour ñu jamfa Adama Barrow pour ye Adama Barrow jamfa yow ci ñu ooyoon ite mantara wol kono no ci nga bokkoon i kafuta wolle kono no te da nga bañoon ado i balantale no yëg nañ lan fa wax aye min fa ndunje xam nañ lépp nga be moy nit ku baax nga jërëjëf Fatoumata Jawara imo mo kende balati yaa ñoom Sekou Ba député yépp waaye jigéen nga nag waaye taxawoon nga taxaw bu dëgër bu déggu ening honorable Sekou Ba ñol imo musote ñawanya bari lotale tonya fasa maa ngi nuyu ñoom Yankuba Koli mbe Yankuba Koli ñol kontonna di nuyu yeneen parti executive members yi fi nekk yépp aning parti côté on la alfal mu be jang di nuyu général Samsudine Sarr aning général Samsudine Sarr di nuyu presse ak ñoom Mayor Conte aning mayor former mayor Lai Conte aning di nuyu government spokesman bi Sankare aning fana Ibrahima Ji Sankare government spokesperson di beral nuyoo nag spécial yi ako abe kere kontondiro dila xale yu liggéey sonn na si ñun depuis biñ commencé biringa dati fondinkel min lotay batatam fe Sidi Ndiaye benn la Sidi Ndiaye mu dolete wol kono docteur Sabali benn la docteur Sabali naka la tuddaati Doudou Sano benn la Doudou Sano fana mu doleti Lamine Thiam benn la Lamine Thiam fana be wol kono ñoom Maymuna Cissé benn la Maymuna Cissé ñol mu doleti ñii ak ñeneen ñu fi nekka wol ani mo kotal mu be jang taxawu nañ sonn si ñun luñ leen sant ñu defal ñu ko il lotale kat i batatan bula président Barrow recognize na seen sonna ak seen coono Allah bata analla fasaro na la lonya aya kalamutale demba bi ñoo wax meeting bi fii
kunun kabrimbe diamula bengola kuola jang man dama waxoon ñu cancel ko bu mu nekk fii nte ko le nga bayi kana ke jang ñoom ñu ne meeting bi dina am fii te dinañ make sure ne niñ ko buggee dina am te am na jëri ngeen jëf itol ko bengo be kela jande adu lafta la nyami ba kela wo nyamale dina beral loxo nag suma xarit di Unda Ñang nterima alaji Unda Ñang mba konto boo executive yi NPP yi fi ne yëpp anen NPP la executive fol milu be jang boo xasee tudda nuyoo nag ako niye mol ka dati ka mol konton foog nga am ñoo fàtte foye ñina dol la waaye alkaali bi ak imam bi bari alkalo ning almamo kenn du leen fàtte mota ñina la walla tey nag suma wax dafa am ci lu muy jublu bi na kumo bita fanna dole to dina xaw a gudd tuuti rek abe jam fala domanding ñaan naa ko suma boos nganna alfa dani te may na ma loolu adu ay wo yamaro dinnale dafa am loo xam ne ako kule keta kenn du ko nangu ci réew mote sonna la banko kan te government yi Adama Barrow adu na government yi Adama Barrow president baro la Masakunda ku ko attaque ñu attaque la momo ya taki mbe taki lale ku wax lu du dëgga ni me kumo fami manke ku tonya wax lu du dëgga nam ni ku kumo wax lu fami du dëgga ci nguur gi ni mi e kuma fo min manke toñati Masakunda kono danañ la tontu ba mat sek mbe jabila le faye si sab tey ako bi I was very disappointed bi njikila teyta bake dama déglu benn audio nga audio kuma kan dole la moy bu Essa Faal def esa fale min fo ma déglu audio bi nga la moy suma yaram dafa daw mbalo fata parce que ñun katun tolu this platform yi Adama Barrow bi mbe lori nyim bengo minto Adama Barrow la bengoto these young emerging politicians nyim politician fondinkel mi luka finti dañ leen di encourage pour ñu màgg ci politique be susundi kanne pour ye men politiko to moo tax duñ di taxaw si plateforme bi du leen laal sax duñ leen dee tudda sax latina mbuke tofo biñ commencé campagne ba tey biri nga campagne o dati fo bi benn yoon lañ laal Essa Faal sinya kilnang esa falma tudduma ko waaye man la woon moom laa doon wax ma tofo bare mba telalanu président mu ne ma president konye ko ñii de are young politicians ñinumu politician ni wallati nañ leen bàyyi ñu màgga ñu guro ali bulaye kebaya ye meng loolu tax na bem too bi jeex walatina fo campagne o bina banna gisuleen ñu tudda leen alme moy nge fo waaye nag buñ la téyee nag candidate bari ni e muta koy mu londi molati nga def interview ye kacandi pour ye diamu bu gudda min jamfata with a foreign journalist inin journaliste ol minum men tara jang di wax lu nu dëgga ibe faniya fo kanje dañ laay tontu mbe jabilale na ma Essa Faal déglu bu baax esa fal sen la moy bake mu déglu ma bu baax alin la moy bake par benn killing dinaa ko faram-fàcc ci li mu wax yépp ba bele sen yandila min fo wax ko ne du dëgga pour ka fay ko man toña fo te nit booy wut réew adu moni be banko ñina la loo bugga nguur adu lafta manse ala nyawonya da nga war a am lu ñoo ooye credibility inyanta daji ko sodla mi yanko asake toña kan soo waxee ñu óolu ne li nga wax lu am la mi min fo ise la ila kumola ko toñalem waaye sooy wax lu dul am bari ni ka faniya fo su yàggee na meta nit ñi duñ la wóoluuti molte laale la koteke day yàq sa politique akela politiko le tinya te ñun ntolu dañoo dem mbitalale abal leen mbal fulal ngeen ñëw altol di ngole ngeen na continuer ale tenten waaye dañ bugg a ñu indi di politique boo xam ne du politique of deception politique bu yóbbu réew mi kanam lañ bugg a yóbbu bari lafta politiko le tulal feja nalba ketala asake kuti min se banko yirwande we want to encourage a new concept of democracy lafta demokrasi miral tamande nya kutole fintindila it is called the comparative democracy wala mu demokrasi te mi yalon ko wala se tamano development of development projects development agenda politics of development mi yalon ko asake politiko la yirwa koti this is what we want to encourage lafta mol susundi la nyine but not the politics of deception misinformation disinformation and deliberate lies against bari amanke politiko de mi yalon ko be mol le filindi la kuma soto balol anin fani ya fo kanati that is not the policy we want to encourage in the wo country manke politiko de lafta min lodi la jang we perhaps might have made mistake in our career tuma do nse misego do soto na do kol kono waaye bëgguñ ñoom ñu def mistake boobu bari man la fi itol ye wo misego soto Essa Faal force li mu wax esa fal folo ay min fo mu ne politique Gambia ako Gambia politiko bu njëkka folo tota du doon pour ñi am xam-xam du doon pour xam-xam amanke non pour lonnal timini e londo soto loolu insult to the
post-independent leaders of this country. wo mu nendir jaw balati pour min ya lon ko ye min e banko bonde independent mu ne maanaam nii du doon pour xam-xam ñooñu amuñ xam-xam. ako wol mang lonno soto daf ma bëgg a wax ne AML Gaba Jahumpa amu doon xam-xam. ala fa lafta fola mole ko fama am Gaba Jahumpa man londo soto lumba daf ma bëgg a wax ne JC Faye amu doon xam-xam. fom fama JC Faye man londo soto lumba daf ma bëgg a wax ne Père Sarr Ndiaye amu doon jàng. fama lafta fola ko fama PS Ndiaye man londo soto lumba daf ma bëgg a wax ne Sa Dawda Kairaba Jawara amu doon xam. fa lafta fola fama Sa Dawda man londo soto dafa bëgg a wax ne Assane Moussa amu doon xam. fa lafta fola Assane Moussa man dafa bëgg a wax ne Sekou Ba Cissé amu doon xam-xam. fa lafta fola ko Sirif Cissé amu doon xam-xam. Sirif Cissé man londo soto ba mun naa fee lim ba ëllëg. nse wol to fono le fo sa lim bi du jeex. ate banna ñooñu yàlla moo dañ jàngoon am xam-xam. wol mu molati banku digol la minu karanta londo wax na nag xam-xam du doon politique Gambia du doon xam-xam. amma banko la politiko manke lonni sotote di insinué ne ñooñu xamuñoon dara. ka foko wol man fellonnu yaa war a jàngi sa history xam sa tele ñante tariko karna ye bankolo mu teg si ñaareel fula ñango mu ne tam ku am dara wartoona bokk doon ci politique boobu jëkka ni mi fonction man ñana tarno politique ñooñu nekku ñoon miskini kenn wo manke no kuti mo sa min fu bu yaakaaree ne moom am na dara ni ya tara te america fonction dole na denc dara respect nañ ko waaye ñun suñ nit ñi fi nekkoon dañ amoon xam-xam amoon dara to ñaalam nge buña bari dolla mol mi lubel jane londo soto e fonction mislead na Gambian si ay Gambian kol filindile ata Essa Fall mu ne ako bi ko journaliste bi di interview kabrin journaliste o ba ñinin kala mu ne Essa Fall moo yoroon commission TRRC ako ate Essa Fall TRRC commission o batele bulul yoru ko woon he was an employee as prosecutor aman toña foje ata bululun ata mu loyalty nin donkat do ko ke wo commission journaliste be wax loolu wa ako journaliste o le wo fo waroon na ko correct ne ko yoruma ko woon a ñanta tilindila ko yemmin fo don commission ko tente bulunun ne ko man commission moo ma jëloon liggéey a ñanta fo la ko ndemu commission la do ku la letinu loolu lañ expectoon ci moom nga wala mira nun ka su journaliste bi xamut ni journaliste o min ka mu xam loo ko li xew ata ñanta tilindila le moom daf doon liggéeyal commission bi pour que ata mu commission TRRC la do Gambia government na ko jëloon Gambia Mansakunda président Barola Mansakunda la yatanu ba pare moom mu ne ako fanan politique yi Gambia dafa tilim Gambia politique o notale dañoo jox nit ñi ay sujeer ako ika tabir lango sujero le jox nit ñi ay machine yi wol ka ñowtu la machine di mol la ak yeneen anim fen côté lim fen côté wol ba pare moom adun ate politique bu ko doon a bokka aman lafinun ka dum politique o kono mu ne waaye nguur gi bare ay ako ñi Mansakunda at the end dañ ko suspect di ko hunt ako lotale ka ko toppa maanaam di ko toppa ika demale pour ka waat naa si yàlla Adama Barrow musa toppa kenn kalita ko président Barola Mansakunda nene ma mo dema loolu itam du dëgga mo wolam ñinte ko ka mo bayni wonte toñate xamoon nañ ne Essa Fall nga lonne non ko Essa Fall dina run for office abe lola ñim place o ñi dem déggal ko adun ka o toña yandi bi ñoo joxe Covid maalo bi ka bring Covid mano min iba di muy kam joxe Covid maalo di bind téléphone nit ñi aka molla téléphone o safe ka di molla ak lam wax anin ay kumo min fonu umpu ñu woon amam mo kumpanu bañ ko bugg a génnee ci commission bi booba jamono wo watole lafta boni la commission oto yàlla ak président bi ala nim président Barrow parce que booba commission bi ka to wato pare wuñ pour liggéey ak moom anymore imam pare inin Essa Fall do ko ke kotake te bañ ko wooyee lañ ko wax xam na ne xam naa ko dégg naa ko adun kabrin commission ya kumande min faye du commission bi ki ko oo Mi lañ ya- ko wax xam na ko xam naa ne xam na ko min ya kumandi woy min faye ataya kalamutale te naa wax Essa Fall ne mais ñim fala Essa Fall ko Gambien si am nañ dignity Gambien ngol ye buña bale soto Gambien si nit ñu baax lañ Gambien kol mo kende ballete doo mun a tuutil Gambien si kanami foreign journalist ite Gambien kolu doyandi nola even bankala banko national mo journalist much more foreign journalist hani na banko journalist solto jen sako min bota tunga loolu affront la ci ñun wo mu nendi role tin toliya duñ ko mun a jëlal te anybody wo tala moye dinañ fight suñ fight in the country nda malsen na kuol keno banko kan duñ tuutil suñ boppa duñ bari tuutil te kenn doyandi la mo ñakoto bon nag woto na dem gestuwaat mbiram ci Gambien si ate Essa Fall ita fan jibe a fan kisi Gambien o mu ne Gambien si soo ñëwee ako Gambien o ni nata politique bi rig nañ ko élection bi politiko ñi ya tapale yale
mu ne because gars yi dañoo joxe ay sujeer joxe fii joxe lele ako katu ko ika tabir langol le di anim fen côté on lim fen côté ngolu nee na mbiri ron president is difficult ako pour que président ya ñina koliata mu ne amul structure amang lo dula soto amul ay nit ñu ko nekkal ci béréb amam mol soto minu baye dulalto bu dee xam-xam bi moo wote ci moom mu ngi ci moom ni ataraka londo min kumande fanta ba tato waroon na xam what is involved in running to be president in any country Ate that was the esa simplest falen- lesson he should have learned from a ñanta londale ni be lola ka président ya ñini munal le ñante ma yow jokonol be londi faye léegi lay soog a laajte soogi lay soog a xam loolu say nata be wolon na ka wol ñinin ka ko again Essa Faal hani bi esa fa tooñ na Gambian si ay gambian ko lu jamfa ba pare ako fanan mu ne ako ñun ministre si Adama Barrow yi président barola ministalu ku nekkaa ngi am ñetti moto bu la nguur gi jox momo moto sabale be bulu masakunda e min dila maa ngi wax Essa Faal ne loolu du dëgga mba fola esa fale ko ala wo kuma mu fani yalete ministre boo fi gis ministre o ministre yaje benn moto nga am ak benn utility car muy ñaar moto fula wala be bulu ikata do ko na wax Gambien si ban ministre moo fi am ñetti moto aya fo gambian ko le ko ngeen president kooloon Essa Faal to tell the Gambian people ako esa fali ya fo gambian ko le itol ministre moto sabo ya bo min to nañu ko woon kalla aya yitande mo la ministre jumale moto sabo am na ministre yoo xam ne sax benn moto la ñu amee ministre dol fo moto kilne benn amuñ sa utility car imam moto fo so do mimbe mu ne ci interview am bi ala kacha kono ministre bu ne am na ñetti moto ako ministre o moto mais ministre o that ministre is moto not true wonte toñati again Essa Faal ani bi esa fal tooñ na Gambia bi ay gambian ko toñe tooñ na Gambia government ay gambia masakunda toñe moom benn Essa Faal bi ate mo kilingo esa fal TRRC mu ne ako TRRC ko Gambia government gambia masakunda fail nañ pour reconcile the Gambian people i feltare pour que gambian kolu sendi ñoka that was his responsibility part of his responsibility mo kafutanum ala do ko doto ata nyanta min kala because he was working for the Truth and Reconciliation Commission kato atebe do ko la wo TRRC commission le balaa ñuy submit seen report jannin TRRC bela kayto dila Essa Faal ñaan na paasam esa fale do ko fayji atata ka Essa Faal kan lay bileem woto esa fala be jumale ñun li ñu expectoon ndol nga mimira tonu dina toppat report dina toppa ba report bi jeex abe TRRC dandandale fo jàppale victimes yi wo kola minu yem tajirente ko biñ am seen dëgga fo yela toña soto mu jàppale victimes yi ay victime sol ma koy dimbale leen ay ma koy toppa report bi ay reporto noma mu toppa ko aya noma ba gis li war yëpp war a am fo aya je ko mimbe nyanta kala wo reporto to waaye booy wax ne ñun we are not reconciling the people bari nita kon dolla man sakunda man pare Adama Barrow engage APRC president Barrow APRC mi mutateng reconciliation passé wu ko nko badi yani ñomuto ni ñoo loolu amul fenn fu mu am ci aduna bi wo man so do dunia to amul fenn fu mu am ci aduna bi nene man so dunia ko nga jëlee nit from a political from a power nko politique parti o mimbe mararo la within 4 years 5 years yewo bondi mararo sanyi nani ñooñu nga jubóog ñoom ba ñëw jàppale la ci élection yena muru ini wolketa kiliti reconciliation passé wut loolu ci aduna bi kambe ngo ma kambi wala dunia again Essa Faal ñu ngi laa wax ne ñun suñ nguur gi ani bi esa fal mba fole kon dolla man sakunda ñu ngi reconcile the Gambian society be molu kafundi kande keke kilinti yow mi amoon liggéey pour def loolu mu bokk sa responsibility itami do ko soto nu wokete la lo dulati lu yow yaa fail sa responsibility ite esa fal ite la lo dula e parakaste koto the same Essa Faal ate esa fal kilingo mu ne ako health system bi is the worst ako na jata kende ya bunda wole tiñata be mu ne suñ l'hôpital they are called paracetamol l'hôpital ako na l'hôpital le ka fo ne paracetamol l'hôpital mu ne l'hôpital bi ñoo sampa ako bi na l'hôpital min lola bi ñoo waralee foundation stone sama e nyanta min na bere folo lala 120 beds or even bu ko defee 150 beds ako la ran kemeni monne wala kemeni tan li ñoo woon Essa Faal ne mbe min yitani la esa fal l'hôpital foofu dafa am phases wol l'hôpital le tunku wala so we are laying foundation stone for a hospital for over 1,000 beds based on phases, and we will do that, start that tomorrow. wol l'hôpital sama mbe bere folo min lala ko mo fara to jang abe tunku wala ta adunga abe kala Mawat Essa Faal there is no government since independence Mansakunda man soto biringa independent soto who must have built 25 health facilities at the same time in this country
within a term of 5 years musuta am except government ya Adama Barrow. Nene man so nyim banko kam wonni lulu lo banko kam bringa na independence na manke president Barrow la Masakunda. We are building 24 health centers and 1 major international hospital, making 25 facilities in this country. Nani le lokang ani warama bakila kala mwani lulu. We are refurbishing 25 extra health centers, making a total of 50. No government have ever done that. Be l'hôpital mwani lulu 50 dena kane ayeke tan lulu ta mumeke Masakunda nene ma oke jang. Again, Fall, that is not true. Hanibi Fall wonte tonya. The facts are there, they speak for themselves. A tonya keso be lari mobe nyala ngaje. The same Essa Fall. Ate Essa Fall kilingo. Mune. Ako Ñun. Ntolu. Health insurance. Ako health insurance. Mo am idea bi. Atele a miro soto. Koko tuda. Atele a tofo. Ñun ñu ñew def ko. Ntol nata combattant. Ma remind Essa Fall ne ma inform ko ne mo xam ne. Mbe min fola Essa Fall ya sa lonko. This health insurance bill was done 2 years before it was brought to parliament. Nying loi mi yalon ko wala be nying health insurance lotila sanji fula komala ya samba député bungoto sontala. When we biñ ko buggé dugal kabir lafta assemblée mu tombé covid woni covid nata ñu dilé ko nga muta pour nit wax ne yow ya wax lo ñu def ko pour ite wo mira ko ite la foko ya again it is not true. hani bi Essa Fall wonte toñat Essa bul toj Gambian si Essa kana Gambian kol toñe am nga sa right pour def sa politics yela ko do sotole ke la politiko ke defal sa politics ela politiko ke ñun amuñ problème ci lolu tol la wonte tol la problème ote lima buga mu understand moy laftale ay min faham wala mu limo wut aka min ñini am na right ut ko ay ala ñantolem ka way buy wax bari ni be diamula fexel nga wax gaay dega du kare toña fo mole parce que you have 20-30 more years to go katu sangi tan saba ñombe ñaato te liñ teewa boo demee ba nit ñi xamee la ñàkk wax dëgg adu ni kamin fo bi ni mole ay long fan ya fola foo dem ñu ne du waxkari dëgg ni tata dawda ko wulo fela da ngaa ñàkk nit ñi ay be fola mol la loolu tax ñu mbot ñu ngi koo yedda nag wala sina be yamar la pour mu déema join pour ya kata e kafu class of politique politico mi e class o soto bi nga xam ne moom la Gambian si expect in the new political dispensation Gambian ko lu lafta wala kaje loolu moo am solo wala kumayata te Gambian si Gambian ko lu they are not beggars manke danir lalti ñàkkuñ dignity man fo na buñala political party o bu ñëw defal nit ñi boohóol pour ay na boholo ke mole political party o bu maye machine yi wol pour jigéen ñi wane ñu ngee sonna ko musol minu ka bata ñoo juroni surole ye ma koy masingoto political party o bu may jigéen yi fu ñoo toggee pour seen xew yi ko min se musol ma koy pour ni hewol so de be tabiro ke la minna loolu boo nekkee politicien mun loo ko defal nit ñi wo ni mu politicien o de ma wo ke no la mole te yow nga ne am nga xaalis aduje ko kodo bete bulle ci ñi fi gën a baari xaalis nga bokka aduje ko mi koditi ba mo utility den yow sa bugg a réew dafa des woto de la banque di yaaka war nañ laa laaj woto be ñini kala ñooñu yërmande bi nga oote si ñoom ika bala fa min fo mole ana foo ko wér ila bala fa ya comme seme que yaa ngi ko yor bayda be bulle te mun loo leen koy jox ima dino mol yow ana sa yërmande fan la ila bala fa mole ale dama ne nko Gambian si Gambian kolu nañ la ñu recognize ne ale nga ñim faham ko Adama Barrow President Barrow def naan a resounding and outstanding performance the last 5 years bi ñing sañu lulo min ay mararoke jang ay kutu katala kutu kanna ay kutu tele kumi yalon ko moma mira minna banko ka xam nga development yalon yirwa ko nekkul rek yoon yi nga tabax amanke silol ti ka min deda soo koy meeso doo ko meeso yoon yi rek ni ba suman na manke sila do ko damma lopitaan yi rek amanke lopitano te school yi rek karambugol damma ak yeneen anin ku kotel ni ku kotel soo ko meeso ni ba suman na da ngaa seet lu ñoo way di welfare of the people ika jibe la mon la hadama ya kuwol be nyaadile naka la nit ñi amee kontante ak yaakaar seen boppa is part of what you use to measure development and advancement in a country molbe kontande nyaadile ila fantarambulo be bulu kayra ni kayra kono wole mo sumandir la société political party chef central yi ni ajibe bi political party ol be seen jigéen ñaa ngi kontaan ila musol bebe kontande solu ba rafet ila parebe ñi di ñaari fecca di kontaan be dondina be bulo ko góor ñaa ngi kontaan ke wolbe kontande solu ba rafet ye pare ku xale yaa ngi fecca fondinke be kontande jal yaa ngi tëgga ibe ko jalolbe ko ñu ngi togga nit ñaa ngi lekka domorobe kekan parti yëpp nag parti ol belem loolu développement la wo mu yiruwale ti mo loolu
advancement la womu ñafatale loolu welfare of the people la molla hadama ya quality loolu mu ngi ñëw si nguuri Adama Barrow fele president Barrow la man sakunda to loolu nañ ko gëmee yàlla dukare alinga ala songu ala la ma wala yedda Gambien si na li fi Pa Bakary Tombong wax ngana Gambian ko fa Bakary min fo jam mooy affaire yi woote bi wala mu carte fayoti tertu bi rafet na benn ndiro ñi ñaata coow li bari na coo warata mbooloo mi bari na ka fo siata waaye xam ngeen lu koy solf nag bari ali yàlla ne ko ko tanna fulo be mu min bu leen teg baraada ataaya bi ne booy xalal bañ am number 3 ñu soog a dem wuuti alkana barada lo ka fo ko barada saba ñangole batu nga da carte bu leen toog biddanti naan waa nañu xaar be boori 3 ñu dem vooti alkane la fo silin kay bo ali fo ko nga talan sabale batu nga ta bu leen toog naan damaa dem marché be pare soog a ñëw dem vooti ana fo ko bita marché to yena carte fay na ngeen fexe ngeen eewu dem ca police station ba dem vooti naal wuli duuna don al carte fay sansangol soo leen ko defee naale woke yaakaar naa ni nga jikita ko dinañ am ndam loo xam ne be kañe ba soto la géej na am Afrique be famala Afrique kono jam balaa maa bàyyi suma kàddu nag jannim be sila dum ma fàttali leen li ma leen waxoon fii ale ngal hakkilo bulandi ngamin faale nu jang ne nko ñu ngee jëflanteeg ñoo xam ne nim molle be ñola min yalon ko dañu mer ibe kamfaring yàkkamti ibe hawjaring ñeme fitna i hañita fitno la te ragaluñ nag adu iman sila def dara pour def loo xam ne day yàq iman sila ka kuke min se tiñaro naati te nag adum fanan ñoom liñ pare wolbe pareri minna soo leen joxee réew mi naale ñim banko dila dinañ rëccu loo xam ne duñ ko fàtte bi àdduna tukki ibe kukela mol kan jam mota ñina la minna jàmmi réew mi banko la kayro yokkute réew mi banko la yirwa loolu ci loxo Adama Barrow la ko yàlla def wobe president bulle president Barrow fexe leen ala kata ngeen dem wotal ko karta yi aliya la katew diala mu mun a jëkk a jàmmi réew mi asake banko la kayroti loo leen mun a def asa mingo min keno moytu leen kees bu nete bi alal hakkilo to kesi neta mun ko dinaa leen dëgëral leen na balaa maa bàyyi na be kuma kilim folale jallim be sila gis ngeen IEC coow li bari na ma gis benn baana fii léegi aliya moy IEC coco warata baki baana bu ne Gambian need free and fair election aliye bana doje min fo jam Gambia sulata carte ma fa gis ñu def Aliou Mamar Ndiaye ca kaw na chairman laa gis ci kaw chairman ako IEC cham IEC la chamano be santo I want to assure our supporters nko NPP supportal meñin limaniya dilal bu leen ragal dara alkana sila fenna karta buy sànnil Adama Barrow dinañ ko kontel carte o carte dita president Barrow la be kontilale xam ngeen lu tax ma kontaan tey ni aje kontanta bi ñun NRP ntol NRP patio gannaaw yàlla ñoo fi indi counting on the spot nko alata kola pour carte fayta dami ay contingent to le ngana I'll give you the brief history of it nga tariki nding fale 2012 ako sangomin 2012 big coalition bi engage IEC kabirin coalition on IEC kachata ñu dem ba last minute ntata fo wati labangoto we had over 15 conditions nga condition tan lulu soto they agreed on all of them isonta beto bem des peda fatu da killing suma colleagues yi nkafu ñolu indi opposition ñu be opposition ñu ne dañoo boycott ikoy be dahalale may leen ko tantan ko silal mu bàyyi leen kañ continuer may leen akoy ko ñun duñ boycott ntolta boycott waaye benn condition la NRP di teg bari dalil killing NRP be wolondi la pour ñu bañ a boycott pour kana boycott nge mooy fañ ko sànnee ñu compter ko fa wala mu carte fayta dawda ay kasabije soo leen d'accord loolu na sonta wala man li ma doon xelaat ci kanam laa doon xelaat te ba samale mira kan ba si tey bii laa doon xelaat bi ñon lungon ka wala mira may leen soo leen d'accord ñu compter on the spot ko ning sonta wala carte fayta dami ay kontije NRP dina contest NRP be lolale and they agreed i sonta ñu dem élection ndada carte fayola ñu compter on the spot a fayta dami a kasabita dami yake emut foofu de amanda nje ñu dem on the political amendment bill ntata politiko tamandinya falindiro luato 2015 Madam said Mr. Kariol, chairman IEC. Tata nunto keba mimbe sirantiola kereyol. Aliou Mamar Ndiaye ngi tok. Aliou Mamar Ndiaye be siri. ñom Sambou Diang ñu ngi tok. Sambou Diang Ndiaye ñol be siri. Manalen nkoye ko pour ñu bokka ci presidential election bi ñew ni. Pour nganda kafu president carte fayo minkana. Fo ngeen def counting on the spot in the bill. Fo loi mimbe kelaje ay ke ñinti ko carte fayta dame abe konti la. Li ngeen defon 2012. Ale min kelun 2012 ci parliamentary election député carte fayoto 2013 local government election mansa kundari wala election kum neka discretion let it be part of the law wo kana tara safari wonya baray ke banko luwati
boo leen ko defee part of the law naali ya dundi na loi kono nga leen ordine NRP dina contest presidential election bi alon ko NRP dabe kafula election oto ma ne Mr Carroll ko Mr Kerele dinaa la wax loo xam ne du nekk fen mbekumo fole mi mutonya ke ma ne ko billahi nkay ko billahi on the spot bi boo ko defee ni nyinke ka konti dami election bi ñëw yaa jame dina daan election na la ya jame be boyla ngani faye mu ne ma Amad Ba akay ko Amad Ba maa ngi laa waatal buy benn carte sa yaa jame dina gañ akoy ko mbe kalle la hannabe kala carte kese Aliou Momar Ndiaye a ngi toog Ali Momar Ndiaye mun na seedot ma ne ko def ko ci loi bi nkay ko adundi luwato bañ ko dugalee ci loi bi kabri ya dundi banko luwato xam nga luñ def yalo ne minke ñu ne $1 million si deposit iko sign deposit o ni be lola million killing ñu ne d'accord nañ iko sontale ñu ne $50,000 si deposit MP e ko député lu wuli tan lulu pour may ne NRP d'accord na ko NRP sonta waaye dugal leen loi on the spot count bari ay fayta dame ay konti jale woke luwat ñu dugal loi bi i sonta ya luwa bañ dugalee loi bi kabri o luwa londe parce que National Assembly ya duni député bu ngoto ñu dem by election ita da bay election ola ñu ne on the spot counting ye kasabiro ke a fayta dami ba ma demee pour dugal suma nomination $5,000 kabrin tata kana nomination o samba dala se wuli lulu ñu call IEC ne ma waaw indil ye ayisi kuma ne ko ma yóbbu suma xaalis in the morning nganna ko do samba somanda 2 hours ñu call ma montaro wati fula yen kuma ñu ne ma 50,000 ngay def iko nye nyanta wuli tan lulu te booba loi bi président Jammeh asandagul loi bi wo wato loi min fota president Jammeh ma sign follow ñu ma cawee loi boobu i kam ute o loi la ma ne leen du problème ngoy ko problème te daa boo mu ne ma da ngaa jëli dem court da ngaa UDP ne ma advice demal court UDP ya yamar ko isamba kiti may leen duma dem court damaa def li ñu wax ngoy ndita la kiti o min fo mbe wala kala damaa fay $50,000 be wuli tan lulo jolale ma def $50,000 wo jow ñu dem on the spot counting e kasabi ya fayda mi ya ko I turned the majority of 1,000 something vote to a massive victory. ngam majority soto mi ga siata kate kasa wuli All the political parties politique parti be called to congratulate me. be nata ya tentu They said this is the beginning to the end of the APRC. ko nyinne be kala APRC And it became the beginning to the end of the adu APRC. wala nata ke APRC la boyo wato That sacrifice, wo sacrifice ngaminta I can assure you, ngawo wakilo minta any vote that you cast for Adama Barrow ala lonko carte kese o carte kese or any other candidate wala candidate o candidate will be counted for that candidate. wala be kontila wo candidate Have no fear. man sila o sila soto We will get our agents, as Tombong have said, na agentol be lorelen train them, be ke fahamdila counting agents, minu be katara coalition agents, minu ka kibarol be ta make sure that we get our votes. pour ngaje ko cartel minu kontila nga wollo Take that fear out of your minds. mo kana silandir ku dungal da They are even spreading rumor. hani bi fay be kuma ngunol It's foka all bunkums. do dukare wol ali wol Don't mind them. alkane dam Barrow, inshallah, by the grace of God, inshallah president baro be will be declared winner. Allah baraka ba Thank you. Yohal Masih. Wait, I don't know, I'm a boy, wait, I don't know, I'm a boy.